li ñu fi dajale dafa bokk ci vision Siggi jot na. Vision Siggi jot na, une pensée globale pour une action locale. Maanaam pensée globale agir local ou pensée locale agir global. Donc Siggi pour le renforcement de la capacitation des femmes. Siggi pour le réveil de l'emploi par l'auto-entrepreneuriat et la lutte contre la grande précarité. Siggi pour le consommer local. Siggi pour la résolution de la fracture numérique. Siggi pour vaincre l'ignorance. Kon tey lii ci contexte bi ñu dugg méngoo na ak vision Siggi le renforcement de la capacitation des femmes ak ci waxtu wi ñu koy organiser muy xarnu bi di 18 safar te 18 safar boobu Ahmadou Bamba dafa ni woon travaille comme si tu ne devrais jamais mourir, prie Dieu comme si tu devrais mourir demain. Lii ci liggéey la bokk former leen capacité leen ba ngeen mën a liggéey mais loolu c'est vaincre l'oisiveté loolu mooy idéal Siggi jot na. ñu bañ a bayaan lu bari ñu bëggoon rek anamu Ndangay yow la ñuy jox kàddu gi bon. ñu leen war a encourager mais je vois que jigéen ñi dañoo siggi équipe nag boo demee da nga fay fekk un capitaine mais monsieur Ablaye Dieye jigéen ñi xam nañu yaay seen Cristiano Ronaldo. Nous les femmes nag nous sommes la solution jigéen ñi ñu ñooy solution parce que nous sommes en train de lutter contre la pauvreté di liggéey nag pour la souveraineté alimentaire te lii moo tax a jóg. damay yëngu ci kuréel goo xamante ni mooy FONGS action paysanne te xam ne mbay rek la ñuy liggéey bu ma ñëwee gis lii sama xol day sedd li ma ci bëgg a teg nag mooy ngeen xam ne ñun jigéen ñi ñun ñooy solution bi. Nous avons suivi le processus électoral depuis l'inscription jusqu'au retrait des cartes et nous n'allons pas seulement voter pour le président Macky Sall, nous allons le plébisciter. Merci beaucoup. di leen jox seen wàccukaay di sant sunu mbokk mi nga xam ne mooy Ablaye Dieye mu ñëw ci ñun tey ci jigéen ñi ndax dañoo def formation bi te Ablaye Dieye moo nu doy li kiy wax rek kees ku fi nekk xam nañ la waaye yow ba nga jógee ba tey nii ngay jógee dimbali jigéen ak jàppale jigéen kon nag sunu formation bi ñu jël ko teg ko ci sa loxo di bëgg ku nu jàppale te xam naa ni loolu sax dama lay dolli rek waaye di nga ko def ma bëgg ku nu jàppale te yàlla tax ndax ay jaboot rek a fi ne ñu di ko def Miss Thiam mi ba ñu dara di daw guddeeg bëccëg di seet jigéen ñi di toppatoo jigéen ñi kon lii ñu def liggéey la defe naa te lii lépp Sénégal gii la saxe jëggaani wuñ ko fenn fii rek lañ ko defaree kon ñoo ngi lay def jox sunu liggéey bii teg ko ci sa loxo nga jàppale jigéen ñi loolu la ñu bëgg te it yow rek lañ ci taamu ndax leader yi bari nañ dëkk bi bari nañu yëngatu waaye Cheikh Ablaye Dieye yow rek lañ taamu ci sunu yëf yi yow lañ ci taamu jigéen ñëpp a ngi nii toog ay groupement lañ Miss Thiam moonu woo di nu digal boole nag ku ñuy defal formation muy sama pël bu rafet bii muy aw ba mi amul benn kiñaan dafa takku ba dëgër lépp lu jigéen di war a def mënuñu def leen nii bu ngeen ko defee nii di ngeen avancé bu ngeen defee nii di ngeen avancé loolu la xam te it danoo yàgg moom aw ba mi kon li ma wax ci moom dëgg la ci man ci lu wér ak sama doom ju rafet jee Miss Thiam laaw la cet nii rek la mel moo nu jàppale Ablaye Dieye jigéen ñëpp jël nañ seen lépp teg ko ci Miss Thiam mi waaw Miss Thiam mi booloo nag ñun ñi ñëpp toog fii jël sunu lépp jox ko Miss Thiam mi ndax xam naa ne Miss Thiam mi ku ànd ak moom di nga avancé wasalaam nag jërë ngeen jëf. maa leen di xamal ne la ñun jigéeni Kees ñoom dañoo sonn yàgg a sonn lool nag ku ñu may junni ñu séddoo xëccoo bay bëgg a dee nag waaye nag ndokk bañ yàlla dajaleeg jigéen ju baax ñu naan Miss Thiam jërëjëf.
jërëjëf Miss Thiam Miss jërëjëf yow jërëjëf waat ndax Miss mënoo nga ñoo may junni ñu seddoo ko nag te dem suñu yoon ndax yàgg nañ ñu koo defal waaye nag di gërëm it suñu waa groupement yi ñu bokkal fan yi yëpp di ko defal si consommé local bi sunu bés yi metti na lool liggéey bi metti waaye nag sant yàlla bu wér ñoo ngi ñaan yàlla rek yéen ñu ko bokkal ñëpp nag maa leen di baalu àq képp fu fi waaye am yàlla na barkeel ndax lii métier mu noobul la ñun de gis nañ ci suñu bopp ñuy ñaan yàlla rek Ablaye Dieye ca kaw ca kanam ñu ànd ak Miss Thiam rek jàppale la waat naa ko ci yàlla ndax ñun Miss li ñu commencé woon nii ñoo ngi ci ak moom duñ ko musa bàyyi may nañu jàmm may ñu boppam Miss boo ñu mayoon junni ñu dem ba da tas nañu bu yàgg ndax xeexal ñoo tax ñu tas jërëjëf Miss ñoo ngi lay gërëmati ku ma mën a gërëm rek dinaa ci delluwaat Miss jërëjëf yow. maa ngi nuyu ñu fi nekk ñëpp seen tur ak seen sant di gërëm ñëpp ñu fi teew di nuyu monsieur Dieye monsieur Abdoulaye Dieye di wax ni yombul nga nekk biir Thiès étant femme comme sunu yaay ñu ni ñu koy waxee rek ñi nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo liggéey li fi nekk lii lépp daanaka mën nañu wax ne lii nii mënul nekk li nga xam ne moom la ñu wax ni ay naxe la yombul tamit encore ñu ni politique rek te kenn du xalaat ay naxe mbaay mais boo xoolee li nga xam ne moom mooy li sunu yaay def fu mu nekk nii lii c'est palpable donc di nga xam ne lii ni ñoom ñoo def seen formation sous l'appui de monsieur Dieye et tout ça du ay naxe mbaay mën nañ ko wax waaw di wax ne rek ñun ñoo ngi fii nii ñun ñoo yore mbooloo jeunes yi man maay président bi di wax ne bon dafa jóg pour liggéey Thiès ñun ñu ngi ci ginnaawam man ak samay mbooloo nekk ñëpp ñu ngi ci ginnaawam waaw di wax ne rek Dieye ci kanam waaw dañ doon waxtaan ak maire yi fi nekkoon il paraît que ñoom dañoo demoon ba wax ak Dieye ñu ne ko dañoo am seen ay doom yi nga xam ne dañoo am ay diplôme te amuñu liggéey mi ni leen lépp loo leen bëgg seen doom moom dina ci taxaw te dañ ne feccu liir bu neexee rek yaa jaa tax donc suñu yaay jàppee si Dieye ñu jàpp suñu yaay c'est comme si ñun jàpp nañ si Dieye donc du coup ñun dañ ci nekk rek waaw du coup d'accord donc du coup ñun bu ñu jógee foofu bu ñu jëlee théorie boobu noonu rek ñun léegi fu mu nekk nii dañuy ñëw pour jàppale Dieye parce que ñun ku defal suñu réew lañu bëgg ki defal ki nga xam ne fii mooy suñu zone bayal moom lañ bëgg ki toppatoo Thiès lañ bëgg ak ki nga xam ne moom lañ gis à chaque fois moom lañ bëgg te gis nañ ni Dieye fu mu nekk nii boo nee ci école yi Iba Kati Ba mi ngi ciy liggéey boo nee ci religion yi mi ngi ciy liggéey boo nee ci famille yi mi ngi ciy liggéey te boo nee ci xale yi encore mi ngi ciy liggéey donc mi ngi liggéey fépp foo wax rek ñu ngi ci Dieye kon mi ngi liggéey fépp donc dama ne gars yi à main forte tout le monde ñu tàcc ko te ñun ñëpp ñu nekk ci ginnaawam parce que ñun Thiès lañ am bayal lañ am Dieye lañu am. di baalu àq ñëpp ndax toogaay bi yàgg na di sant tamit sama équipe bi ma àndal di liggéey c'est les femmes formatrices ne ñëpp jóg tàccu les femmes de développement yi ma la waxoon Ablaye mooy ñi ñoo liggéey lii ñun lii si li ñuy dund si lii la ñuy xëy si lii la ñuy def di former femmes yi di leen jàppale ndax tey koo may benn 100 000 francs ñu séddoo ko bu ëllëgee ñu dem tey am nañu xam-xam boo xam ba seeni sët dinañ ko liggéey di remercier nag sama càmmiñ di sama rak di Umar ndax Umar sonn na si lool ak Miss Thiam raxaat si Maam Faye ndax maa ngi toog ñoo bokk benn koñ boo taxawee fii jàkkaarloog sama kër papa kon Umar buñ leen jàppalewuñu kenn suñu bopp leen sow mii di wax ñoo bokk ndoo école Malick Kayre sama càmmiñ a ngi nii mbub mii ma sol moo ko moom muy monsieur Diop kon fii rusuñu fee taxaw wax ndax ñi may waxal ñëpp ñi ngi may dégg maa ngi nii kër Alaaji Dut ba picc mi ngi nii si teeloon kon ñoo bokk benn baay liñ la waxoon Dakar nag mooy politique de développement koo ko wax day defe ne da koy nax waaye femmes yi ma formé jóg leen réussir na wala réussir wul
jërëjëf kon bu ñu nekkoon ci ay parti jóge foofu ñëw ànd ak yow dañoo bëgg a suqali Thiès te tàllal nañ la loxo femme boo am waxal Oumar ak équipe bi ñu àndal ak Miss ñu dem former leen bu ëllëgee dara day am nga sensibiliser say femme toog liggéey tey lii lu ñu leen ko ci woon du n'importe quel fruit te des na yeneen de lii lancement rek laa la woon yàlla def na tous les métiers di femme yi ñuy def mën naa ko ndax en 76 laa commencé avec la Croix-Rouge Goudalee de Thiès kon yàgg naa ci formatrice di dimbali doomu aadama te soxlaw ma ci dara damay bugg samay nawle jóg di liggéey li ma la jàppee nag c'est la jeunesse ndax war nañoo am ñu ñu remplacer ndax ci kanam léegi dootuñu mun jeunes yi ñu ngi leen di former jeunes yi nag tàllal nañ la loxo ndax benn liggéey amu fi te ndey yi sonn nañu am na wala amul ndax xeebuñu chauffeur xeebuñu nettoyage xeebuñu leen xeejuñu diplomatie boo xam ne foo jël tàllal ko ci yeneen loxo soo ko amul ci sa chantier amoo ko ci sa entreprise tàllal nañ la loxo nga defal ñu suñuy doom suñuy CV yeneen yi loolu nga ñu waxoon à Dakar dinañ teg ko ci loxo Oumar ak Miss Thiam mu jox la ko ngeen baal ma àq wasalaam ndax kàddu yu bari di remercier. maa ngi nuyu waa Bayal maa ngi nuyu ñi fi teew ñépp wuy ci suñu xarit suñu camarade de parti donte mouvement am la yor muy Ablaye Dieye de Siggi Jotna Siggi Jotna dama naan li mi tekki am na njariñ ndax ku jur sa doom bu màggee wax dëgg yàlla dina la sigil jur ngeen Ablaye fi ngeen ko war a juree mu am yar am teggin màgg di leen sigil ñëw teg mouvement am xalaatul nenn nu mu koy tuddee lu dul Siggi Jotna kon tur bi am na sens te gis nañ li mu indi ci biir Thiès bi mu ñëwee jàppale président Macky Sall ba léegi tey dañu ñëw wuyu ci suñu xarit Ablaye Dieye parce que ni mu nekkee ci zone est dañu gis mu nekkin wu am solo te noonu mu nekkee ñun noonu la ñu nekkee ci zone nord bi nga xam ne ci la ñu nekk ndax Thiès moo ñu ñor askan wi nga xam ne ñoo nekk ak ñun ñoo ñu ñor Ablaye gis nañ li ngay liggéey président gis na li ngay liggéey ñi nga xam ne ñoo ŋànk parti bi ci Thiès aussi gis nañ sa taxawaay ci biir Thiès politique nag lii rek la askan wi nga nekkal nga jàppale leen jàngal leen ci sa doole bu ko defee ñu man nekk ci àndandoog yow ngeen liggéey ngir gox bi jëm kanam Ablaye nag gis nañ ni li mu am mu ngi koy bokkal ak i mbokkam waaye nag ay mbokkam it nañu xam ni day politique te day jàppale président Macky Sall te kuy politique am nga adversaire te boo sañoon li nga sumb da ngay daan say adversaire Ablaye nag pour mu daan yaakaaru ci kenn ku dul ay mbokkam yéen la ci yaakaar yéen la ci xalaat te bu sañoon lépp lu mu song dina ko daan te li ñu dëgmal nag ñun ñëpp xam nañ ko ndax fépp ci Sénégal moom la ñuy waxtaane muy élection présidentielle te Ablaye kat ki mu àndal xam ngeen ko mooy njiitu réew mi di suñu président de parti mooy son excellence Macky Sall te son excellence Macky Sall li ñu ko bëggal mooy fépp ci Sénégal bu ñu demee élection ba ca waxtu wi mu gagné dès le premier tour gagné bu leer nañ kon nag ñu ngi leen ci soññi kenn ku nekk ci yéen ñamu am fa mu xam mu dugg fa waxtaane liggéey bu am solo bi nga xam ne président mu ngi koy liggéey ci Sénégal ànd ci ak ñi mu àndal ñépp ba ci Siggi Jotna Ablaye Dieye nit ñi xam réalisation yi président di def xam fi mu jëmee Sénégal xam li mu bëggal Sénégal xam ni réew mi moo fi man te lim fi bëgg ñi koy xëccoog moom defuñu ko fi amuñu ko mënuñu ko ñu géem ko voteel ànd ak moom muy dëgg ci ñun ngeen bootu ci ginnaaw Ablaye Dieye Siggi Jotna pour fii keroog élection yi bu jotee mu mën a gagné ci heure bii Ablaye nag yow suñu xarit nga suñu seex nga li ngay def ci Thiès moom la ñuy def ci Thiès foo xewle boo ñu woowee lu ñu mën a jàpp dañ koy bàyyi ñëw ndax ñoo bokk lu ñu bëgg ci réew mi ñoo bokk lu ñu bëgg ci Thiès te Thiès bu defaroo ay doomi Thiès ñoo koy defar Sénégalu suba ndaw ñee ko war a defar waaye jigéen ñi am nañ ci solo ndax ku fi gañee jigéen ñee la gañeel kon maa ngi leen di sant di leen gërëm
di leen jaajëfal ci lii ngeen nekk te xam ni li ngeen jàpp daal noonu la bu leen ko bàyyi takku leen ba dëgër kenn bañ leen a distraire ngeen ànd ak seen leader Ablaye Dieye de Siggi jot na topp ci ginnaaw président Macky Sall. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp seen tur seen sant di yëkkati kàddu ci turu Babacar Fall di président du mouvement Thiès sur le développement man may coordonnateur mouvement bi. mënoon naa sax wax bañ a wax sax ci turam mais lu ma digal la sant ma ko donc je suis obligé de parler en son nom et j'ai toute la fierté pour wax ci turam. lu tax ma wax ne mënoon naa may wax ci turam mooy sama turu bopp rek war naa mën a wax ci Ablaye Dieye gis ngeen boo leen amee ku kenn amul damay wax ak waa Bayal di wax waa Thiès xam nga moo ko yor dañoo sonal da ngeen am ab doom ngoo xam ni fierté la ci Thiès fierté la ci Sénégal di un exemple patent xale la mais tey kenn mënul tudd Thiès ñeenti nit ñaari nit politique te du ko tudd mu nekk ak yéen nag depuis élection législative taxawul continuer ngeen di nekk moom tabaski di nekk moom korité di nekk moom koor di nekk moom ouverture classe musu leen bàyyi c'est-à-dire que nit ñi yéen ñi jigéen da ngeen war nit ñi am ngeen fulla gaa mais damay leen di gën a demander tamit ngeen gën ko yokk ngeen xam li ngeen bëgg ngeen xam ne bu problème amee doo leen ko gis ak ñi ngeen xam ne bu ñu amee boo leen amee ay problème dañu leen di taxawu gis nga ñi yoruñu ay poste nominatif seen alal lañ jël di ko def suba ngoon du boo leen wooyee jot leen boo leen seetee ju dimbali leen di leen taxaw donc président Ablaye Dieye maa ngi lay gërëm di la sant di lancer di message bi ma Babacar Fall wax nee na frère am nga rakkam nga exemple nga d'engagement dama ne tey opposition dañoo am problème de parrainage yow romb ko ba rombaat ko te ba war leen mën a jàppale ci parrainage yi parce que président de la république souhaitewul dem élection moom rek waa opposition am na ñu bëri ñu am difficulté bu participer à ces élections là parce que gagné bi mu leen war a gagné dafa war a leer naññ mais Thiès surtout Bayal dafa war a montrer la voie le président Ablaye Dieye vous demande de montrer la voie c'est à partir de Bayal que le président sera réélu. Il faut une forte mobilisation. Il l'a montré lors des législatives présidentielles bi moo ëpp enjeu gis nga ñi fiy xëccoo sëñ Abdoulaye dana wax naan iñaan weesuul nga seetaan course ba mu jeex nga naan septième ba mën a daw nee na bàyyi fi premier bi bàyyi fi deuxième bi bàyyi fi troisième c'est-à-dire que ñii xëccoo réew mi tey ñi fiy xëccoo genn wàll gi yëpp soit ils étaient ministres soit ils étaient premier ministre ku ci nekk xam nañ li nga mën ñenn ñi premier ministre lañ fi nekk dugal ci réew mi 46 milliards mais amul benn jeune bu ci jox utal emploi amul amul 46 milliards yooyu benn jeune Thiès mënu woon ne lii la def mais Ablaye Dieye là où il est en train de recruter Thiessois il est en train de réfléchir nan lay def ba xale yi am liggéey sànq dañuy fi posé problème étudiants yi gis nga booy dëgëral nit pour que ëllëg say doom bu ñu amee ay problème ay soxla mu mën ko taxaw gis ngeen seen doom ji ngeen yor vous devez travailler à ce que position bi mu yor mu gën a yokk responsable bi mu yor mu gën a yokk loolu li koy mën a indi mooy taxawaay boo leen am ci moom. damay profiter waat encore di nuyu sama frère Moulay Diop qui est au niveau de la zone nord qui est en train de façon incontestable de confirmer le leadership tey suba damaa ñëw kër mu ne ma Edouard ce que Ablaye Dieye est en train de faire même dans ma commune au niveau de la commune nord il est en train de faire un travail remarquable donc damay profiter di ko féliciter di ko remercier di rek enfourcher trompette bi Ablaye Dieye nekkoon keroog dama wéy ci cérémonie bi ñuy defoon sam si prestige bi mu nekk xale gaa mais il a appelé à l'unité et à la cohésion parce que ñi yor ay responsabilité mu doon ministre directeur général mu doon leneen ak leneen ñoom ñëpp amuñu légitimité bu ñu am président la président moo soxla keneen soxlawul c'est ce que Ablaye Dieye a compris avant-hier il m'a dit Edouard su ma amee ab militant bu nekk Fandène dama naa ko dama jàppale Augustin Tine
su ma amee kenn ku nekk fa Matam dama naa koy parce que xëccoo ma benn responsabilité sama énergie sama temps samay moyens maa ngi xeex pour que président gagné parce que bu président gagné réew mi dana naat te bu président gagné lépp li ñuy won au niveau local pour contrôler les mairies le conseil départemental danañ ko mën a def loolu mooy sama ambition vraiment loolu laa amoon ci lu may témoigner mënu ma woon bañ a wax je parle au nom de Babacar Fall mais je parle aussi à mon nom personnel parce que Ablaye Dieye war na ma yëg war na ma jëne man frère am laa te gis naa coono gi muy daj pour que Bayal ay de l'avant pour que Thiès ay de l'avant loolu laa amoon ci lu may wax maa ngi leen gërëm di leen sant. maa ngi leen nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen gërëm bu baax a baax jigéen ñi mention spéciale maa ngi yéen une semaine formation may remercier bu baax mouvement bi jógee Cité Lamine groupement femme bi jógee Cité Lamine day ñëw Cité Lamine waa Cité Senghor Grand Thiès Miru Kamba Silma Cité Malick Sy ak Parcelles ma leen di remercier bu baax a baax lii coono du ko def tey def ngeen yëfi noble ndax xam ngeen ni bisaab Dakar jinjeer lingom fii lañ koy bayee ci suñu réew ngeen ni dootu leen jëndati boisson da ngeen di defal seeni jus naturel pour seeni cérémonie maa ngi leen di remercier bu baax parce que mënoon naa leen a woo ngeen bañ maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp. président Ablaye 10 groupement la formé groupement bu nekk 6 membres jóge fa ma jëlaat 10 groupement bu nekk ma jël ci 10 personnes 5 personnes. 5 personnes yooyu ñu def groupement financement seeni reçu ñu ngi nii kenn ku nekk dañ la verser micro crédit PBCAS 65000 muy ouverture compte bi ak 50000 sa caution ku joxe 65000 am 500000 pour ngeen liggéey bëggatuñu kenn ngeen lebi kenn wala ngeen ñaani kenn kon 5 millions dem na ci femmes yi ñu jëlaat suñuy doole ak suñuy xalaat defaat formation bi Ablaye nee na bëggul benn jigéen buy xëy di taxawaalu wala ngay ñaanaatu wala ngay lii dafa bëgg yéen ngeen yor kër yi ndax jigéen ju baax day am métier takk ndigam gëm boppam Yacine Bouboo ngi ci dëkk bi keneen ak keneen te ñun ñooñu kenn muñuñu suñu amee ku ñu jàppale dañuy dem maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm Omar Gueye du ma fàtte du ma noppi di ko wax ndax peccum liir bu neexee nday jaay jàpp ca wagg ya su ma amee programme su ma ko waxoon su bañee tamit dama koy arrêté du ma noppi di ko wax Ablaye maa ngi lay gërëm di feddali sama kóllëre ak yow di wax jigéen ñi maa ngi sàkku seen ñaan ci weeru safar wii na leen ñaanalante bu déwénee buñ tasee fii lu ne mun na cee am ñuy tiire ay millions ndax développement rek mooy dëgg yéen ñëpp jërë ngeen jëf. waaye Ablaye ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu staff bi nga dendal di nuyu bu baax ci Yacine Diagne bu baax di sa lépp noo ko jox wàcc waayam di la xamal ni ko baax la
di nuyu Serigne Malay Diop mi nga dendal yéen ñaar ñooñu war ngeen a mën a ànd da ngeen di doomi Thiès bokkaat dëkk Kër Cheikh ndax Malay mii woy juróom di soxna Sini Diop moo nekkoon sunu président daayira Jaalibatu Maraaxib doon ci jëf ju am solo Malay mii di ko ci jàppale bu am solo ma xam ci lu baree bari ay rakkam yu bari man ak moom noo bokkoon daare alxuraan Ablaye mii yàlla dogal nga nekk ak moom kon yéen ñaar war ngeen mën a ànd waaye Malay maa ngi lay xamal ni denn nga ak mbaax muy Ablaye lu mu am bokk na ko ay bokkam maa ngi dégg ñi di ko sant di ko gërëm waaye na ngeen seereen ay bokki deretam ñoo ko jëkk a sant ñoo ko jëkk a gërëm amul benn mbokkam moo xamante ne mën ngaa waat wërsëgu Ablaye mii te lépp mi ngi koy def ci social kon noo ngi ñaan sunu borom guddal aw fanam wér ay cëram waaye Ablaye yow war ngaa mën a toog fii kan mooy sa baay Alaaji Assane Dieye mooy sa baay mu xàddamu Sëriñ Babacar Si la Ablaye kan mooy sa maam Jibril Bey lay wooye sa maam mu xàddamu Alaaji Malick la Ablaye yow kan mooy sa maam sëñ Mor Ndiaye Daabaay lay wooye sa maam Seexub Sëriñ Touba la Ablaye yow sa maam dañuy jàkk Sëñ Touba ci weeru safar yi ñu ngi la ci ndokkeel niñ ci ndokkeele mbàkke noonu la ci war a ndokkeele ndax sa maam ji baax ja dañuy jàkk Seexul Xadim ni ko lay sa yura misluhu yax ba samaanu sibahu rabbul wara xaddamahu alal xiyar umami Ablaye sa maam ji baax ja dañuy jekk Sëñ Tuubaa ni ko xuj bul bidaani faxru soodaani zeynu samaani nixmal xula barakallahu fi man wallahu ban ma ahlaahu ahnul saay Ablaye sa maam moo ni jekk Sëñ Tuubaa ni ko amdulaay jàlla rabbana taala mutata usila umuri jusila suma ala nabi usale bi hubbi wa salaamu xalbi nixman fudila ahmadun safiyun nabiyun waliyun mursalun ummiyun arabun usila walil wali bisu rasuli mahbul ali milhul mala Ablaye yow addiya ak maya loo ci lekk mu rees boo toogee ca bureau ba chef ngay doon waaye boo ñëwee sa kër maam cheikh ngay doon Malay Ablaye mii ay bokkam mënuñu koo fay dama dégg léegi ñu wax ni na ko ay bokkam jàppale yàlla seere ni le président du mouvement Siggi jot na li bëgg a jox kàddu gi jërëjëf maa ngi sant bu baax ñi teew fii ñëpp di kontaan si kañ yi nga xamante ni Thierno def na ko yëngal ma waaye aussi Diop dafa ñëw gën koo feddali donc ñoom dañ may jox courage dañ may gën a motiver su may jël kàddu ndax ay nit ñu baax lañ lu baax rek la ñu xam lu baax rek la ñuy wax. ma doon ñaan rek ñu déglu ndax li ñuy wax dafa am solo parce que tey bu ñu ñëwee ci événement bu mel nii war nañ ci mën a jàngat ay jàngat yu am solo parce que tey événement bi man sàkkuma ko wante yéen jigéen ñi yéen a ko sàkku ndax ñun li ñu war rek mooy comme ni ko ñi weesu jël parole wax ni nous sommes là que pour servir les Thiessois avec abnégation et détermination li nga xamante ni tey moom la mouvement Siggi jot na taxawee mooy mettre en œuvre les actions yi nga xamante ni mooy ay actions sociales jëmale ko ci askan bi donc ñun mouvement Siggi jot na loolu la ñuy taxawee donc tey bu ñu amee opportunité bu mel nii dajale suñuy femmes dajale ay regroupement de femmes pour defal leen ay formation donc je pense que loolu dafa bokk ci suñu politique de développement loolu dafa bokk ci suñu politique sociale mais ñu am opportunité tase teg une dame une femme de développement très engagée gëm Thiès gëm boppam di la dame Awa Fall Awa Ba di koo xamante ni ba ñu xamante naam yàggul wante tey li ma apporteel dafa am solo ndax ma am ay regroupement de femmes yu bari ñoo xamante ni ñu ngi toppoon sama ginnaaw ma ne men kat man jigéen ñi pour ma financer leen foog ñu former leen parce que li naan nit mënoo ko doo ko may chaque jour
mais jàngal nit li muy nappee moo gën chaque jour nga koy may jën moo tax ma ni balaa ñu leen a jox ay financement dañ leen di former ba pare donc nag tey loolu dañ ko concrétiser par des actes yu fort sunu yaay Awa Ba engagé wu defal leen ay formation accélérée en 2 jours donc tey gis ngeen lii ñu fi def si transformation fruits et légumes mais aussi formation bi day continuer parce que war nañ def yeneen transformation yoo xamante ni dinañ ko defal femmes yi pour ñu mën a leen autonomiser parce que loolu dafa am solo il faut que ñun ñuy pérenniser ak développer l'autonomisation des femmes pour que qu'ils soient vraiment autonomes sur leurs activités génératrices de revenus parce que tey jigéen ñi ñoo yor réew mi kenn mënul wax jàmbaar ci dëkk te cité woo jigéen ñi parce que tey xaaruñu kenn ci dara am nañ seen i activités yu ndaw liñ si bëgg rek mooy ñu jàppale leen si dooleel leen donc tey le mouvement Siggi Jotna si loolu lay yëngatu si loolu lay dox donc jigéen ñi kontaan naa ci yéen lii wane ne ni tey yéen vous êtes des femmes de développement ku leen pousse ngeen dem parce que lii dafa wane ni seen pas-pas si réew mi seen pas-pas si développement te loolu ñun dañ koy jëlee si le président Macky Sall donc tey teg na fi ay circuit de financement yoo xamante ni jigéen ñi ñu ngi siy commencé bénéficier wu donc tey benn président mettrul en exergue loolu ku dul le président Macky Sall donc depuis événement état di fi jaar yëpp c'est le seul président boo xamante ni moo jël engagement créer fi ay circuit de financement pour les jeunes et pour les femmes donc ñun tey suñu jeunesse yi ak suñu femmes yi bénéficier nañ si li nga xamante ni mooy DER la délégation de l'entrepreneuriat rapide te loolu président Macky Sall moom moo ko fi teg donc tey ñun je pense que ni li ñu doon woote ce cri de cœur là pour que ñu jàppale ndaw yi ak jigéen ñi président Macky Sall concrétise na ko par des actes donc tey fii yaa sa ñi nekk si mouvement Siggi Jotna di ay ndaw di ay jigéen woo nañu leen ne leen seen financement génn na donc je pense que loolu bu ñu amee président boo xamante ni li ko ñor mooy jigéen ñi li ko ñor mooy ndaw ñi donc war nañ ko mën a taxaw jàppale ko te ñun kat looloo tax ñu jëw ni dinañ jàppale le président Macky Sall parce que amuñu kenn ku dul suñu yaay yi mais aussi amuñu kenn ku dul ndaw ñi donc dégg naa aussi ndaw yi jël nañ fi kàddu loolu je pense que mooy problème de l'emploi des jeunes mais aussi président Macky Sall mu ngi siy def ay jéego yu am solo pour que ndaw yi mën a am ay emploi donc tey ku gis tous les projets yi ñuy créer yëpp fii ci Sénégal ça génère beaucoup d'emplois donc ndaw yi am leen espoir xam ni kat le président Macky Sall mu ngi def liggéey bu am solo pour mën leen a jox ay emplois yoo xamante ni dina mën a vaincre l'oisiveté parce que tey la vision de Siggi Jotna c'est essayer de vaincre l'oisiveté des jeunes ñun li ñu mën si suñuy xameel ak suñuy mën-mën dinañ si jàpp pour que ndaw yi nga xamante ni war nañ mën a jàppale ñoom ay projet liggéey dinañ leen si taxawu donc dégg naa seen wax parce que kat jigéen ñi sonn nañ lu tax jigéen ñi sonn c'est parce que seen doom yi ñoo amul liggéey mais tey bu ndaw yi amoon liggéey yaay yi dinañ toog si kër yi di leen ñaanal affaire yi di gën a yokk mais aussi ay jàmbaar lañ donc tey jii lii ñu fi def nii am na solo on a formé 10 groupements de 6 femmes donc presque 60 femmes yoo xamante ni bénéficier nañ tey ay attestation de formation wane ni ñoom kat tey mën nañ demal seen bopp mais aussi formation boobu dañ ko accompagner par des financements parce que ñun nous sommes en partenariat avec la PAMECAS donc du ma tuddee PAMECAS te du ma sant bu baax ki nga xamante ni mooy Moustapha Diaw nekk su ñun donc di si jàpp donc tey man génnewuma sama dërëm def ci mais tey waa PAMECAS ñoo ñëw engagé wu par le biais de Moustapha Diaw di ko remercier encore ci engagement bi mu am di jàppale le mouvement Siggi Jotna parce que jigéen ñi loolu rek la ñu soxla ku leen former financer leen donc je pense que loolu tey def nañ ko te wane nañ ko par des actes vraiment qui sont concrets di leen gën a nag ñaax ngeen jàpp si jàppale le président Macky Sall parce que ñun lii ñuy def dañ koy def pour son compte parce que gis nañ fi muy jëmale réew mi donc tey jigéen ñi du ñu wore jigéen ku ko defal benn mu fay la fukk te ñii ma gis nii xam naa ni ñoo xamante ni du ñu war jël leen seen i carte seen parrainage ngeen parrainer le président Macky Sall jël leen seen carte vote ngeen dem voter le président Macky Sall parce que ñun dañoo am si moom espoir ñun dugguñu si politique ngir suñu bopp mais dañoo dugg suñu politique ngir askan wi moom moo ñu ñor moo tax tey ñu ñëw taxaw ku mel ni sama frère bi taxaw ak man di ma lay jóg li may liggéey loolu lay liggéey zone nord damay jàll si moom di ko remercier
di nit koo xamante ni dafa engagé déterminé donc tey moom bu fi teewal na la coalition Benno Bokk Yaakaar donc ki nga xamante ni tey mooy sunu coordonnateur départemental le ministre Augustin Tine bu ma ko limee lim naa waa coalition Benno Bokk yëpp te tey Mouleye moo leen fi teewal gis ngeen kàddu yu mu fi jox kàddu yu rafet la li ñu ñor mooy travailler autour d'un seul idéal mooy faire élire le président Macky Sall au premier tour lors des élections présidentielles du 24 février. mais aussi lii dama ko wax sous le contrôle des cadres unitaires doomu Thiès fu may waxee ñoom laa waxal di sama frère Babacar Fall sànq envoyé na ay kàddoom le frère Edouard kaddu yi rafet na li ñuy liggéey ñoo ko bokk parce que tey nous les mouvements de soutien boole woon nañ ci benn cadre unitaire boo xamante ni li ñu ñor mooy servir donc ku gis Babacar Fall xam ne mu ngi jàppale jigéen ñi ku gis Babacar Fall xam ne mu ngi jàppale ndaw yi mais aussi suñu frère Mamadou Gningue le président de l'ASP liggéey bu muy def am na solo fii ci réew mi mu ngi jàppale surtout ndaw yi seen formation ci seen éducation mais aussi mu ngi jàppale jigéen ñi par rapport à des formations et des financements donc ñun loolu lu ñuy wut booloo nekk benn ngir mën a falaat le président Macky Sall donc tey la coalition Benno Bokk Yaakaar et les mouvements de soutien booloo ñan nekk def benn say liggéey pour que le président Macky Sall mën a am ndam donc nag loolu du ma tàyyi mukk saa bu ma toogee di magnifier le travail extraordinaire bi nga xamante ni sunu mag di sunu lépp ñu bokk gox bi ñuy liggéeyee le DG de la Poste Siré Dia def liggéey bu am solo fii ci Thiès donc man mënuma wax te duma ko naaw parce que mooy wax emploi des jeunes moom dama siy jiitu parce que la mu yor la ko président jox yamale ko moom kese dafa jël ndawi Thiès jël ndawi Sénégal ñëpp di leen jàppale si liggéey donc vraiment ñu ngi koy sant bu baax di ko remercier di tellu encore di remercier le mouvement Siggi Jotna les militants et militantes ñi nga xamante ni tey ñooy ànd ak man fépp foo xamante ni fa laa taxaw naa fa fépp foo xamante te ni taxaw naa fa ñu ngi fay taxaw donc tey lii wane na ko vraiment le frère Maodo Malick tey ni ma kii gisee nga décerner les attestations kontaan naa si woo nga tous les collaborateurs ñu joxe diplôme yi loolu kontaan naa si donc le mouvement Siggi Jotna benn lañ on est unis sur un seul idéal mooy naka la ñuy def ba suñu mouvement bi jëm kanam naka la ñuy def ba servir waa Thiès mais aussi naka la ñuy def ba falaat le président Macky Sall donc maa ngi leen di sant bu baax jigéen ñi di leen joxaat rendez-vous si yeneen formation mais aussi di leen joxaat rendez-vous si yeneen financement pour que qu'on puisse avoir cette capacitation des femmes ki gën leen a autonomiser pour ngeen mën a demal seen bopp te loolu man si loolu laay yëngatu donc maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm